billahi mina saytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbokk yi ñi seetaan yépp di la nuyu Pape yow mi nga xamante ni yaa ñu dalal ci émission diisoo bi di la gërëm bu baax tim di nuyu soxna Marème Ndaw mi ma bokkal plateau bi di nuyu waa Jolof Foundation yépp maa ngi nuyu ñëpp daal. jërëjëf soxna Awa kon ñu jox kàddu gi suñu yaay Marème Ndaw di suñu yaay gox moom tam nekk na koo xamante ni kenn dootu ko présenté ndax li ma waxal soxna Awa rek moom laa koy waxal ndax dafa nekk fii nekk suñu yaay boot ñëpp soxna Marème ñu jox la kàddu gi ngeen di yokk mbooloo mi ñu doog a dugg ci émission bi. waaw auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala xawata illa billahi alayhi. waa Pape ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bu tedd bi kon ñu dina sant yow ci émission bi nga xam ne nii yaa ngi koy door tey tànn ñu pour ñu teewal ñu toog fi ak yow ñu ngi lay sant bon di sant tamit soxna Awa suñu présidente bi ma ànd ñu fas yéenaa waxtaan nag ci problème mu Jolof Fondation waaw kon maa ngi delloo kàddu gi Pape ba ñu pare. jërëjëf yaay booy yàlla na leen suñu borom taxawal dëgëral leen fii soxna Awa kon ñu daal di jubli ci waxtaan wi li ma leen njëkk a laaj soxna Awa man sama wàllu bopp duma la laaj yaay kan ndax xam naa la ñoo bokk gox bi ñu jógee muy Jolof may fàttali mbokk yi rek ne fi ñu ne nii toggaluma fii Jolof rek ñëpp laa fi toggal parce que ku nekk dinaa ko fi indi waaye tey jii li tax ma tànn soxna Awa mu nga xam ne mooy jiite Jolof Foundation Italie maanaam ci suñu kàllaama sax ñun dañu tàmm di wax ni boo jógee fii di dem Sénégal sax naan maa ngi dem Jolof kon Jolof mooy Sénégal te nga jiite association bu toll noonu man daanaa gis jéego yi nga daan def bu njëkk booba lii taxawul ma di la laaj tey jii naka ngeen def yéen ba taxawal Jolof Foundation fii ci réew mi. waa Pape Jolof Foundation mi ngi jógee tur bi mi ngi jógee Sénégal ci suñu benn mag boo xamante ne dafa Leyti Baara Ndiaye maa ngi koy nuyu sax bu baax muy suñu mag bu baax Jolof Foundation tur bi fa la jógee moom dafa nekkoon États-Unis doon immigré léegi mu ñibbi si Sénégal ci la formé Jolof Foundation bi mu ci formé Jolof Foundation nag ma ne ko moom léegi après ñuy déggante ak moom noonu lañ def daal ñun tim ba ñun jolof-jolof yi nekk fi daal ñu formé ñun tim noonu lañ taxawalee Jolof Foundation daal waaw di ci dox ci wàll social daal moo ko tax a jóg. waaw xam naa ne wàllu social boobu sax dañ ci taxaw tuuti. après dinañ ci ñëwaat. waaye bu ma lay laaj. yow mi nga xamante ne yaa jiite mbooloo. doon jigéen. ndax yomb na ndax yéen bu oyof la. yomb na yombul waaye loo gis rek daa am man rek du man dong daal dafa am ñu nekk sama ginnaaw di ma jàppale. waaw am na ñu nekk sama ginnaaw di ma dooleel. waaw ñoo xam doomi Jolof yoo xamante ni ñu ngi fii ku mel ne soxna Marème mi ma toogal ak am suñuy càmm ñu baax te ñoom ñëpp ñu ne ci ginnaaw duñu dooleel daal looloo tax daal mu yen bi oyof si man daal looloo tax daal mu oyof. léegi xam naa dañuy xaar tuuti dolli si waat ci yow ñu daal di dem ci yaay Adja Marème soxna Marème da nga ñëw ànd ak maanaam ma nax ni sa rak sa lépp dooleel ko li ma wax rek duñ la laajte xam nañ yow yaay kan moom dafa junj léegi mu ne Jolof Foundation dafa yëngu ci wàllu social yow maanaam wàllu social boobu yow naka ngeen koy dundee ci biir Jolof Foundation ak naka ngeen koy doxalee. waaw Pape kii bi fondation bi mi ngi ko taxawalee dañ ko taxawal pour jàppale suñu mbokk yi ci Jolof ndax wax dëgg yàlla am yàggagul ndax bu ma tee ñaari at ci lay soog a yem waaye nag wax dëgg yàlla am na jéego yuñ ci jot a dox ndax am na bagage yu ñu fa yóbbu yu jëm ci hôpital yi. am na yoo xam ne ni tamit jël nañ ko yóbbu ko ci daara yi. pour jàppale ko borom waa ñi nekk ci daara yi. caameen gee tamit am na bagage yu ñu leen fa yóbbu loon te defe naa ne yemuñ waaw te yemuñu ci foofu rek fi mu ne bu soobee suñu borom bu ñu amee li ñu bëgg fépp foo xam ne nii doomu Jolof ma nga fa ci Sénégal rek laa sax buñ suñu loxo gënee jot suñu ginnaaw fépp foo xam ne nii ndimbal aajo na ko ci Sénégal rek dinañ ko fa yóbbu. waaw kon nag loolu moom damay woo suñu mbokk Jolof yëpp ne leen Jolof Foundation fii mu teg tànkankat foofu la te bépp doomu Jolof foo munti ne moo xam nga nekk France moo xam nga nekk États-Unis ak foo munti nekk ci monde bi ñu ngi lay ñaan nga jege Jolof Foundation bi ñu dellu siwaat ci soxna Awa su ma di lay laaj maanaam seen association kañ ngeen ko sos.
association bi ñoo ngi ko sos 2015 ñoo ngi ko sos le 24e mois 2015 lañ sos association bi xam naa ne ay ñaari at ak lu tegal daal ci lay toll. biñ ko sosee léegi. waaw 2015 yéen amu leen ci benn jafe-jafe bi ngeen koy taxawal ak ndax xam nañ ni fii ci réew mi defar fi association jafe na ci lijjanti wàllum këyit ak wàllum yooyu ndax yéen am ngeen ay këyit fu mu ne nii. waaw ñun moom am nañ ay këyit moom ci 2015 boobu noonu la ñu daal di defar suñu statut yépp daal am nañ suñu këyit. suñu papier këyit yoo xamante ne daal légal na daal. légal na fii ci réew mi wala ca Sénégal. légal na ci réew mi. waaw légal na ci réew mi. Sénégal itam est-ce que am ngeen fa ay këyit yéen. waaw Sénégal tamit am nañ fa ay këyit. kon loolu alhamdulilah Sénégal am nañ fa ay këyit waaw. waaw boo gisee ma di la laaj loolu dafa fekk ni maanaam association yu bari dañu nekk fii. di am jafe-jafe maanaam amuñu benn këyit dañuy maanaam mën nañu ko tuddee sax mbootaay. dañuy nekk ay xarit yoo xam dañoo dajaloo toog di waxtaan rek. tuddee ko jox ko benn tur te amuñu benn këyit bu ñu reconnaître. ñun nag mais yéen comme am ngeen ay këyit moom. am nañuy këyit waaw alhamdulilah alhamdulilah léegi maanaam bu ma bëggee ñu xuus ci waxtaan bi li ma la ci tegal mooy ñaata membre ngeen. 63 membre lañ fi mu toll nii. waaw fi mu ne nii am nañ 63 membres. te 63 membres yooyu jot ngeen fi def réalisation yu Adja Marème wax yóbbu fi ay bagages Sénégal ak yooyu yëpp. waaw yooyu yëpp jot nañ ko fee def. amoon ngeen ci jafe-jafe ci wàllu yóbbu beeg yooyu daal. wala dafa nguur dafa leen jàppale wala dal. yóbbu bi moom amuñu ci ay jafe-jafe nguur dañu cee jàppale. alhamdulilah waaw amuñu ci benn jafe-jafe daal ci yóbbu bi. waaw lépp daal jàppandi na woon na bi ñu ko yóbbu daal amul benn jafe-jafe. dëgg la léegi Adja Marème bu ma dellusee ci yow di la laaj. maanaam yóbbu ngeen bagages yi. ndax bagages yooyu bi ngeen koy yóbbu ndax fi xam ngeen ci réew mi ni muy doxee. ay bagages lu toll noonu boo ko yóbboo dafa am laaj toppatoo. ndax yéen da ngeen jël mbooloo toftal ci bagages yooyu ngir ñu toppatoo bagages yi di leen entretenir wala déet. waaw ndax Pape fondation bi bopp bi ma nga Jolof ma nga Dakar Sénégal. waaw bu mag bi. kon ki ko jiite maanaam Sénégal la ne. Sénégal mu ngi Sénégal parce que fondation bi tuutiwul. fondation bi di am na ba Amérique. kon maanaam ci gàttal mën naa jàpp ni yéen ëpp ngeen 63 yi mu wax. ëpp nañ ko. Italie mooy 63 waaw parce que loolu dafa baax ngir ndax mu leer ci mbooloo bi ñu seetaan. Italie mooy 63 ñoom ñu mën a xam exactement membres yi ngeen di wax yéen. ndax boo nee 63 membres. yóbbu ay bagages yu toll noonu ci biir at. day xaw a jaaxal ñi seetaan. Italie mooy 63 waaw koy bàyyi kon. 63 yi sax dina ko ëpp li jot a jëndagum ci carte rek. waaye li fi nekk ci doomu Jolof moom. ëpp na loolu. kon yéen mën nañ jàpp ne am ngeen xaalis. macha allah. alhamdulilah kon nag man moom du ma wax kenn lu dul gars yi ñëw leen bu ngeen amee soxla ngeen ñëw ci Jolof Foundation jox leen xaalis de loolu laay wax de. wala de sant rek. waaw kon alhamdulilah. lépp li ñuy daw lépp di ko kii ci association rek pour delloo ko Jolof. alhamdulilah. pour delloo ko rek jàppale ko seen fa ñu jógee rek. alhamdulilah waaw da gën a yaatal rek. di ñaan nag suñu mbokki jolof yi fi nekk yëpp fu doomu aadama nekk doon jolof ñoo ngi lay woo nga ñëw bokk ci yëf yi jàppale ñu ci ndax jolof rek moo ñu ñor. dëgg la waaw Sénégal moo ñu ñor jolof moo ñu ñor. lépp lu ñuy def rek looloo ñu tax ñu di ko def. mbir mi tamit suñu borom moom moo ñu ko yombalal parce que bagages yi fi jot a yóbbu yëpp suñu borom daf ñu cee jàppale li ñaan lu baax boo koy def yàlla dala ci jàppale waaye loolu am na. dëgg la ndax mbir yi suñu borom daf ñu koy yombalal. li jotoon na demit biñ jotee demit ci hôpital def naa ne ci lañ jiite woon. ci hôpital yi. lañ jotoon a yóbbu. jëm ci ay lal jëm ci ay matelas te yaakaar naa ne loolu am na solo. dëgg la te fi ñu toll nii am naa yaakaar ne suñu réunion bi ñu mujj a def it. ñoo ngi programmé yeneen i lal yu war a dem ak ay médicaments yu ñu war a. c'est bien. waaw te nag fépp fu doomu Jolof nekk rek ci Sénégal. dëkk boo xam ne nii soxla nga ko rek boo ñu ko waxee buñ ci mënee jàpp rek dinañ ci dugg. kon daal su ma jàppee mën naa jàpp ni yéen li ngeen di def nii yamalewu leen ko Jolof rek. déedéet. maanaam Sénégal yëpp ngeen ko tàllal. Sénégal yëpp lañ tàllal. waaw kon mën naa wax ni li ngeen def nii c'est un geste à saluer. waaw ndax association bi da nga taxaw. néew rek fa ma dëkk. waaye damaa yaatal. loolu jafe na gis. yaatal nañu moom jafe na gis. kon nag li tax ma tànn leen njëkk leen woo kon juumoo parce que fii loolu rek lañ soxla koo xam ne da nga yaatal jiitey boot ñëpp. soxna Awa association yomb na yombul ndax tey tey yow boo doon xayma 10 ans bi nga ko jiiteeg léegi ndax mën nga jàpp ni am ngeen ci ndam ci li ngeen doxagum wala yan gàllankoor daal laa bëgg nga wax ma ne yéen koy am ndax diisoo li ko tax a jóg mooy jafe-jafe yi fi ñëw ñu seet orienté waxtaan ndax ay borom ay kàngam ñi ngi ci ginnaaw yoo xamante ni xaar nu dul dégg ne kii kat am na jafe-jafe bi ñu ñëw def ci seen wàll. ndax ñun Sénégalais dañu am benn blocage boo xamante ni duñu wax li ñu metti te nit ki li ñu wax sa góom boo ko mën a docteur du ko faj
yéen yan jafe-jafe maanaam ngay gën a jànkonteel ci sa biir mbooloo ndax ñi nga bokkal ñëpp ñoom maanaam manipuler leen yomb na wala yombul. Pape nag man foofu li ma la fiy tontu mooy man yaakaar naa ne ñun moom wax dëgg suñu association amul jafe-jafe. alhamdulilah waaw jafe-jafe daal amul ci moom parce que daal ñun ñëpp benn lañu. dañuy diisoo dañuy waxtaan man daal gisuma fi jafe-jafe daal ñun ñëpp daal benn lañ foofu moom. Jolof Foundation daal wax dëgg moom amuñu ay jafe-jafe. yéen foofu daal ñu ngi fiy sant yàlla. maanaam doguma la am ngeen xalaat maanaam jóge fii comme xam nañ ni Jolof. man Jolof fa laa yaroo xam naa ne yaatu na. ndax boo demee Espagne ña nga fa. boo demee Amérique comme Amérique am na. ndax yéen seen xel mi ngi ci benn bés. jóge fii dem fekki doomi Jolof maanaam yi nekk ci beneen wàll ci diaspora bi maanaam dem fu mel ni France waxtaan ak ñoom. woo leen ndax amaana am na ci ñoo xamante ni li ngeen di def fësigul ci seen i bët. maanaam wala ñu koy dégg rek. mais comme yàlla def na suñu télé bi mi ngi fi. xëy na bu ñu toogee di waxtaan ak ñoom. bu ñu demee ba toog di ko seetaan dinañ mën a xam exactement yéen li ngeen di dox lu mu doon ndax am ngeen idée boobu maanaam jóge fi fekk yeneen doomi Jolof beneen gox ngir xëcc leen ci biir. waaw idée boobu moom ñu ngi ci moom ndax déggante woon nañoo waa France. ba ñoo ngi toppatoo daal pour war faa dem seeti leen comme li nga wax. seeti doomi Jolof yi nekk foofu France am na ku ñu fa contacté woon. waxoon nag moom ba pare daal ñoo ngi koy xaar fi mu ne nii pour mu jox ñu heure bi nga xamante ne ñoom ci la ñuy libre ñu mën faa ñëw waxtaan si ak ñoom. mbokk yi dañ leen di fàttali rek yéen a ngi toujours en direct ci seen télévision A2I di leen wax ni man ngeen contribuer en direct waxtaan ak seen présidente bu ngeen amee question bu ngeen koy laaj surtout yéen doomu Jolof yi ak fu Jolof nekk waxuñu rek ñi nekk ci association Jolof Foundation mais bépp Jolof foo munti ne kii toog jiite. dafa soxla loolu ngeen woo ko dooleel ko saafonteeg moom orienté ko dolli ko parce que ni ma ko gisee ñu ngi doog a toog ci plateau man ak moom mais xam naa ni ku nangu la ku bëgg waaw góor la ku bëgg itam ku ko jàppale mu jëm ci kanam la. kon nag yéen doomi Jolof yi seen présidente mi ngi toog di leen xaar jël leen seen téléphone yi ngeen woo ko saafonteeg moom waxtaan ak Adja Marème soxna Marème su ma dellusee ci yow. toujours dañuy rester rek dans le cadre de l'immigration comme ni ñu koy waxee diisoo waxtaan la diisoo sottante xalaat la yow tey jii lan nga yaakaar ne buñ ko dolli woon ci Jolof Foundation mu gën a jëm ca kanam. waaw Pape Jolof Foundation daal li ñu soxla mooy rek ku ñu gën a jàppale ci mbir parce que carte yi mi ngi nii ñun carte yaa ngi nii. kon am ngeen ay carte de membre tam am nañu carte membre. waaw kon nag maanaam Jolof Foundation bi daal defe naa ni du kii bu ndaw parce que ñi ngi nii seen carte de membre yaa ngi nii su ngeen ko gisee vraiment ngeen xamante ni wax dëgg yàlla Jolof Foundation du lu ndaw c'est une association très bien organisée maa ngi xool ci beneen rétro bi foo xamante ni nit ki mën na fi def photom turam waaw Jolof consommé Jolof wax dëgg yàlla mi ngi nii kon nag mbokki Jolof yi fu Jolof nekk ñu ngi leen di laaj jege leen nii parce que bay ci sa wewu tànk la olof wax nit ki foo mënti nekk itam fàttaliku fa nga cosaanoo am na ci solo waaw carte membre yaa ngi nii waaw continuer soxna Awa. waaw te léegi yëf yi moom bu fekkee parce que yemalewuñ ko fii ci Konaliano gi ñu dëkk rek fii ci zone bi ñu nekk nii yemalewuñ ko fii fi mu ne am nañu ay représentants am na ñoo xam ne ñu nga Milan. moom it ci loolu la ñuy waaw suñu rakk nga fa muy soxna Marème Ndiaye. ndeysaan mi ngi Milan. bu fekkee ñi nekk zone boobu yëpp ku ci kii numéro yëpp dinañ ko affiché ku ci soxla tey boo ko wooyee te moom it ku am Pastef la ci ku ci farlu la waaw boo ko wooyee rek bu soobee yàlla dina la wax foo mënti nekk dina jokkoo waaw mais dogguma la dafa am benn Jolof boo xam ne dama ko xam daanaka day ñëw sax ci télé bi ñu di ko xam Malick Sakho ndax kooku yéen ci la bokk Malick waaw Malick moom day déplacé wu sax di ñëw ba fii kon loolu taw fe ndax am na forum bu ñu fi defoon ñun ak waaw forum boobu dinañ ci ñëw waaw après ndax am na ci loo xamante ni daf ñu ci marqué faaw ma dellu si ci ndax loolu dañ ko war a yaatal waaw léegi tamit am na représentant yi tamit demul Milan rek am na ñu nekk Parma ñu di ko wax Malick Niang moom it suñu càmmiñ la moom it ma nga foofa numéro am dinañ ko dugal nga xam ne ni képp ku soxla ku ci bëgg a bokk rek soo jokkoo ak moom dina la jox renseignement yu leer nañ am na tamit ku nekk France ñu di ko wax Habib Niang it moom it suñu représentant la foofu mu nekk ci zone Italie gi yëpp te ni ñu koy defee fii noonu la ko waa France defee noonu la ko waa Amérique it di defee fu ci waay nekk rek nekk doomu Jolof foo ci bëgg a dugg
numéro yi bu ñu paree dinañ ko dugal fii foo ci jokkoo ak ñoom dinañ la jox kii yu leer nañ yoo xam ne nii di nga mën a bokk. dëgg la waaw dëgg la waaw soxna Awa ñu dellu si waat ci yow xam nga maanaam association dafa laaj cotisation ndax yéen seeni membre dañuy cotiser par weer wala dañuy cotiser par at wala ndax 63 membres bari na bariwul yow ci wàllu cotisation yi noo ciy doxee ba say membre di cotiser ndax ñu ngi cotiser. waaw cotisation yi moom dañuy def at mi 60 euros la léegi ñun 2 mois yu nekk dañuy am réunion ñi nga xamante ne léegi 60 euros yi kenn ku si nekk mooy xool ni mu ko mën a joxee rek balaa at mi jeex léegi am na ci ñoo xam ne bu ñuy ñëw réunion la ñuy joxe ñu bindal leen am nañu suñu trésorier am nañ suñu compte am nañ lépp léegi ku ci ñëw léegi loo joxe ñu bindal la am na ci ñoo xamante ni dañuy joxe par at mi yépp la ñuy ñëw joxe am na ci ñoo xam ñi nga xam ne dañoo sori dañ koy dugal ci compte bi. dëgg la waaw dañ leen di jox IBAN bi. kon am ngeen ay compte bancaire rek yooyu yëpp. am nañ compte bancaire rek yëpp. boo xamante yéen daal mën naa wax ni daal yéen ñu ñuy seetaan. gis nga ñii jolof-jolof yi daal. organiser na seen bopp. ndax ku am ay kayit ci réew mi. am sa compte bancaire. wax dëgg yàlla yaa ngi ciy yoon. te association nag loolu la mooy base bi. continuer sa waxtaan. léegi am na ñoo xamante ne at mu nekk balaa at may mat daal dañuy yónnee seen 60 euros. am ñoo xamante ne nag dañuy fexe daal ba nga xam ne moom balaa at may mat daal kenn ku si ne yaay xool ne nga li la arrangé rek. nga dugalee ko noonu. waaw am na ci ñoo xamante ne moom ñu ngi cotiser wax dëgg moom du ñëpp nag. waaw waaye nag xaaj bi ñëpp daal ñu ngi cotiser moom. dëgg la waaw. soxna Marème su ma dellu si waatee ci yow ci wàllu social bi. ndax social bi nga ma wax léegi daanaka dafa jóge fii di dem. waaye ndax yéen a ngi bàyyi xel. seen mbokku jolof yi wala mbokku sénégalais yi sax laay wax ndax da nga wax léegi lu am solo muy loo xamante ni ku ko dégg rek war na ko naw war na ci def benn encouragement bu rëy mooy li ngeen di def yamale leen ko jolof keneen ku leen woo moo xam mu dëkk Tamba ba mu dëkk Burkina bu leen woowee te ngeen mën da ngeen jóg def ca la ngeen mën waaye mais ndax jafe-jafe yooyu yéen yéen a ngi ciy bàyyi xel ñiy dund yéen fii ci réew mi ak yéen jéego ngeen ciy def. waaw loolu moom ñu ngi ciy bàyyi xel. ndax Ali Guy Ndiaye suñu càmmiñ moom moo ñu njëkk a dooleel ci loolu sax parce que keroog ba mu ñëwee fii dafa yëkkati xaalis jox ñu ne ñu nañu def ko suñu kees tey cotiser nag léegi nag loolu pour mu mën a am tamit soo ci bëggee bokk ñu mën lay jàppale da ngay wut ci carte yi nga bokk tamit ñu xam ne yow mi bokk nga su ëllëgee boo demee ba mën a toog boo nekkee ci ay jafe-jafe ñu mën la cee dimbale. dëgg la loolu moom ñu ngi ci moom. da nga tudd léegi ku am solo mu di Ali Guy di doomu Jolof di fàttali rek ni fii nekkuñu fi ngir politique ni rien dafa nekk nit koo xamante ni kuy jolof-jolof rek war nga ko naw ndax mi ngi def te dafa def laataa muy dugg ci état ci nguur en 2016 muy loo xam ne man mii dama ca teewoon ngeen def fi lu jafe muy organiser benn forum boo xamante ni je peux dire que ni dafa am une réussite totale ndax la ngeen fa tënkoon am na lu ci judd loo xamante ni yéen koy doxal waaw wala déet. waaw du lépp nag moo lépp nag du lépp lañ def waaye am na ci loo xamante ni moom. def na ñu ngi ci moom. macha allah waaw am na ci loo xamante ni moom ñu ngi ci moom. ndax loola maanaam bu fekkente ni du leen xatal ndax mën nga ñu ci wax benn boo xamante ni maanaam parce que gis naa ne keroog la mu fa tënk. wane ko fa am na solo lu ci bari. waaw lu mel ni social bi moom xam nga ñu ngi ci social bi. waaw projet yi itam pour wut ay projet pour yóbbu ko Jolof loolu itam ñu ngi ci moom. c'est bien ñu ngi ci yoon bi waaw. alhamdulilah waaw mu ne ko ñu ngi ci yoon bi. alhamdulilah léegi soxna si dama dégg léegi mu ne Ali daf ne la woon na ñu wut lu ngeen jaay. ndax yéen a ngi jaay ci loolu ndax loolu am na solo ndax li tam moo am solo boo gisee ñun li ñuy dundee. dañuy dem ci chinois ba dem jëndi ko fa. waaye yéen li ngeen jéego yi ngeen tàmbali ndax da ngeen am boutique. wala da ngeen a am foo xam ne da ngeen fa bàyyi ci kër nit ñi ñëw di fekk di ko jënd waaw wala loolu amagul. déedéet loolu moom commencé guñ ko waaye ñu ngi ci nag mi ngi ci suñu xel. waaw mi ngi ci suñu xel parce que li tax commencé guñu ko yi ñu doon yóbbu parce que tamit xam nga yóbbu yombul. dëgg la ndax conteneur yi yombul. waaw loolu moo taxoon lee dooraguñ ko woon waaye loolu moom bis bu nekk ñu ngi koy sóoraale mi ngi ci suñu xel. ndax bu ñu sañoon tey jii suñu yëf dina law ba ni ñu ko bëggee woon mu dépassé ko sax. waaw loolu moom bis bu ne ñoo ngi ciy xalaat. heure bu ñu toogee réunion ñu ngi ciy waxtaan. yooyu na nag àpp bee jotagul. waaye moom ñu ngi suñu xel moom. waaw ñu ngi suñu xel. jërë ngeen jëf di leen fàttaliwaat toujours rek yéen a ngi ci en direct seen télévision A2I TV ci seen émission Diso
ñu invité fii la présidente de l'association Jolof Foundation Italie moo nekk noonu seen ndeyjoor ngeen koy gis muy soxna Awa Ndiaye ak Adja Marème Ndaw di suñu yaay gox di ndoog ñun fii ci Italie moom itam di maanaam jigéen ju jàmbaare di leen fàttali ni man ngeen a woote en direct ci seen numéro ma wax ko pour ñi nga xamante ni maanaam amuñu image parce que parfois paraît-il que am na ñi nga xamante ni amuñu décodeur Acadie bi dañu am problème image mais son la ñuy am numéro bi mi ngi nekk 331 30 0 0 433 ma répété waat ko 331 30 0 0 433 indicatif bi rek mooy jiitu parce que ku nekk Sénégal ak fii yëpp bu la neexee mën nga woote soxna Awa léegi dañuy dugg ci beneen parti muy parti boo xamante ni maanaam yow association yi fii ak ni mu bare yow loo ci xalaat nu ñu mën a def gën a ànd gën a booloo comme ni ngeen def ndax li nga ma jot a wax fii dafa sedd suma xol ndax maanaam association yi bari nañu waaye ñi ma ci jot a xam ngeen di doxee yéen nii ngeen di doxee jafe na am na loo xam dañ ko bàkkee jolof-jolof na dañ ne jolof-jolof moom ñoom ñëpp dañu raciste mooy dañu booloo benn bool laal ki ci des yow tey jii boo ñu doon conseiller ndax li sabab émission bi rek mooy loolu waxtaan la boo ñu doon conseiller naan ñu nañu doxalee nii maanaam nañu doxalee ñu ñëpp ci lañ bokk man yow soxna Marème ak ñi ñuy seetaan lan mooy nu ñu war a def ñun ba association yi gën a jëm ci kanam gën a tënku war a tënku ci dara lu wóor Pape question boobu dama koy delloo soxna Marème mu tontu la ci waaw kon Adja Marème yow loo xalaat ne moom la ñu war a def rek ngir dooleel suñu association yi waaw Pape booloo rek mbooloo mooy doole gis nga àdduna bu la ci dara nax gis nga ay nit bu ñu nekkee bu ñu booloo rek seen lépp day yomb association yi bari na mais ni ma ko gisee ñu di ko doxale dafa kiiwul parce que dañoo booloo ndax nombre association yi nekk ci dëkk bi bari na lool tey bu ñu booloo woon def ko benn association bu mag ñëpp bokk ko yow yaakaar naa ne yëf yi dina gën a yomb daal. dëgg la waaw sama gis-gis. dëgg la noonu li nga wax dëgg la parce que man mii sax am na ci loo xamante ni dinaa def jéego incha allahu rabbi doxal ko suma bopp ndax am na ci koo xamante ni mi ngi fi ñu di ko wax benn kii bu tudd FAST ñoom ñoo fi ne jiite association yi man personnellement bu fekkente ni ñoom ñu ngi may seetaan maa ngi ci leen di invité la prochaine fois soxla naa leen fii ci plateau bi ñu toog parce que comme dañuy ne ñoom fi toog jiital association yi am na nu ñu war a doxee am na ñu ci sentir seen bopp am ñoo xam ne sentiru ci seen bopp. man personnellement maa leen di ñaan loolu ñu ñëw fii je vous invite ku fi mën a ñëw di fàttali rek plateau bi tooguñu fi ngir ŋàññi kenn wala farak kenn wala ŋàññi kenn diisoo la tudd diisoo mooy waxtaan. xëy na ñoom su ma leen woowee ñu ñëw toog fii dinañ ñu wax lan mooy seen blocage parce que man xam naa ci dara dama nekk membre ci beneen association gis naa yi nga xamante ni moom manqué fay yooyu mais comme dama am sama invité. moo taxoon ma laaj ko loolu pour xool moom ndax am na lu mu ci xam wala lu mu ci xamul waaye loolu moom incha allahu rabbi maa ngi woo waa FAST yi ñoom ñi fi ne jiital ñëpp ñu gis ni am na ci des failles yoo xamante ni lu bari doxul soxla naa leen fii incha allahu bu ma fi jógee dinaa leen woo bu fekkente ni sax émission bii di ñëw ñoom mën nañu ñëw teew wax ñu exactement qu'est-ce qui ne va pas xanaa ñu dellu si waat rek ci suñu invité di waxtaanee ci wàllu Jolof tey jii boo ñu daan xaymaal Jolof ci wàllu développement fu mu ci toll. Jolof de fi mu ne nii. ndax dégg naa nag seen ministre bi moom jàmbaar la. suñu maire waaw mooy maire bi en même temps nekk ministre de l'intérieur. waaw xam nga kon nag Jolof fi mu ne dafa war a seddu ci lu bari. loolu moom bay boo ngeen jàppale ko pousse ko. waxuma rek ngir waxu politique damay wax en tant que doomu Jolof. waaw na doomu Jolof yëpp ànd ak moom. dégg naa sax utal na leen ay taxi. taxi gaz. waaw am nañ ay taxi. am na ay taxi gaz. defar na tam dëkk ba tam defar te tali yi ci biir dëkk ba léegi fépp tali la. waaw loolu man moom wax dëgg gis naa ko sama bët waaw. yéen idée boobu. dama leen laaj yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci réew mi. di ay moodu. ay immigré yéen a ko xalaat wala déet. loolu moom wax dëgg xalaatuñ xam naa ne xalaatam la ak ni mu bëggee Jolof. waaw ak li mu bëgg ci Jolof daal loolu moom waaye du suñu xalaat loolu moom xalaatu maire ba la moom. d'accord loolu benn parenthèse la woon rek boo xam ne dama ko doon dugal pour ñu mën ci wax. soxna Awa bu ñu dellu si waatee ci Jolof Foundation am na ay membres
ñii ñi ngi Milan ñii ñi ngi Parma yéen a ngi bëgg a def ay jéego jëm fu mel ni France par exemple li ngeen réalisé bi ko waa Sénégal jotee ban yéeg-yéeg lañ am ñoom. waaw am ci mbégte rek am ci mbégte nag lool kontaan ci lool ndax bi mujj a dem nii rek demoon Thiamène kooku sama càmmiñ lu mel ne Samba xam naa ne tey bu fekkee mi ngi seetaan télé bi mi ngi ñuy jàkkaarloo ñun di ñu dégg bañ ci ba mu yeggeet wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte ndax keroog ba ñu toogee di réunion ci la ñu ko wax ne ñu yëf yi yegg na waa Thiamène bég nañ ci kontaan nañ ci trop moom xam naa ne moom bu fekkee mi ngi may dégg dina dugg léegi joxe intervention. ndeysaan waaw wax nga dëgg loolu mën nañu xam yéen lu ngeen leen defal. teen la bu ngeen leen bënnal wala école yu ngeen fa tabax. yóbbu leen bagage rek jàppale rek yóbbu bagage rek li ma la wax rek di yóbbu ci hôpital yi ak daara yi rek waaw jàppale rek ci loolu daal lañ tolloogum bu ñu ñangi ñaan yàlla nag bëgg nañ mu gën a law ba ñu weesu foofu ndax tey bu ñu li ñu bëgg bu ñu ko amee bëgg nañu dëkk boo xam ne nii amul maternité ñu def fa maternité fi mu ne ci période bi ñu toll nii keroog bi ñu mujjee réunion ñi ngi bëgg ambulance yoo xam ne nii bëgg nañ ko yónnee ci dëkk yi nga xam ne nii amuñu ambulance parce que soxla nañ ko waaw ndax gis nga fi ñu ne ci Europe dafa am loo xamante ni dafa am solo mooy gëstu ndax dañuy toll ci monde boo xamante ni xam-xam maanaam bopp la nit ñi soxla yow en tant que njiitu association ak ñi nga àndal du ma wax rek yow kese ndax comme li nga wax léegi dañ la teg ci bopp rek waaye du loo neex def ndax da ngay diisoo waxtaan te loolu lu mu la may du la ko xañ ndax yéen a ngi xalaat yéen ci seeni membre am ñoo xam ne da ngeen leen yóbbu tàggat leen ngir ëllëg ñu mën a jëriñ seen bopp. waaw tàggat ci domaine bu ne nag. ci domaine bu ne waaw ci domaine bu ne. waaw loolu moom doon nañ ko xalaat moom wax dëgg doon nañ ko xalaat. waaw am na doon nañ ko fi xalaat ndax temps yi fi doon bi fi mais monsieur le ministre ñëwee woon. ci Lactaria di Soligo bi. boobu doon nañ xalaat ne pour jëli ay doomi jolof-jolof yi nekk jolof. indi leen fii pour jàngal leen ni ñu defaree fromage beeg. ak mais kii beeg yooyu fromage ak yooyu daal. waaw boobu loolu moom booba xalaatoon nañ ko. dëgg la waaw loolu moom mi ngi suñu xel. daal waaw ndax loolu jëli doomi jolof ya est-ce que seetoon fii ci nekk ñi nekk fii d'abord nga yaakaar ne gënul. waaw loolu tamit dëgg la moom. ndax mooy gën a yomb parce que bu dee da ngay jëli kële war ko defal ay kayit mu ñëw ak yooyu. te yow mi nekk fii dégg nga làkk bi ak yooyu. nga yaakaar ne bu ngeen waxtaanoon. ndax li ngay wax nii dafa am solo. loolu jàpp leen ci bu mu ko caaxaane. ndax jolof ku ko xam sàmm ak mbay moo fa ne. te li ñuy def fii man mii di wax ak yow benn parenthèse rek liggéey naa ci fromage xam naa la muy def. mais loolu moom déglu naa ko ci seen forum ba wax dëgg yàlla tiré woon na ko. dama leen di ñaan en tant que association ngeen appuyer ko. parce que gis ma lu ko gën. continuer leen ci lancer boobu. léegi soxna Marème bu ma dellu si waatee ci yow ma di la laaj rek. immigration fi mu toll nii. ak jafe-jafe yi mu làmboo. yow ban xayma nga ci am. waa Pape immigration moom noonu la day neex di naqari parce que ñi fi njëkkee woon mag ñi fi njëkkoon la fi amoon dooloon na guddi yoo xamante ni ñoom amatuñ ko woon xale yi li fi mag ñi fekkoon ñoom fekkuñ ko fi. dëgg la te xale yi fi nekk muy seen génération bi bu ngeen fi jógee xëy na yéen li ngeen fi bàyyi wala li ngeen fi fekkoon. xale yi mujj ñëw mën nañ ko fee bañ a fekk. loolu moom mbiru immigration la ak mbiri yàlla. dëgg la moo tax nag boo demee ci dëkk di wuti da ngay def farata ba. da ngay def farata ba bàyyi sunna yow dangaa ñëw pour wut si moo la indi fii. bul fàtte tamit fa nga jóge woon. dëgg la ndax fa nga jóge woon yàgg-yàgg fa ngay dellu. yéen seen association ndax xam na ay ndaw. si am na. waaw ñoo xamante ni ci ñaata at la ñuy toll maanaam. am na parce que xam naa ne ku mel ne kii. sax te dëkk Mestre. Malick waaw xale la jeunesse la. waaw jeune la. te am na yeneen i moromam yoo xam ne nii moom it. nee na woon keroog bi mujjee ñëw ci réunion bi nee na dina leen xëcc. waaw dina leen xëcc parce que yëf yi bu yàggagul moo yàggagul. daal waaye dëgg waaw ndax bi mu juddóog léegi loo xam ne amagul ñetti at. wax dëgg yàlla li ngeen fi def. macha allah association judd ne fi def fukki at wala ñaar fukki at. defagul xaaj ba. dina gën a yaatu donc lépp loo gis rek ci wàllu organisation la. mais yéen tey jii. soxna Awa est-ce que am ngeen maanaam xam nga comme léegi monde bi dafa ñu jël ci bi am na kuy wootee asalaamaaleykum allo
aleykum salaam. kii ci ligne bi. allo. allo. asalaamaaleykum. aleykum salaam. waa sëñ bi dañuy baal nga wàññi sa télé bi tuuti ndax ñu mën la dégg. waa sëñ bi yaa ngi may dégg. waaw sëñ Pape na nga def. waa ñu ngi sant yàlla kii wootee kooku. Cissé la trésorier. ah sëñ Cissé ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax kii mooy borom xaalis bi yow moom dégg naa waa Jolof Foundation am na xaalis il faut ma ñëw ko jox mi ci xaalis bi macha allah. waaw amiin amiin yàlla na ko yàlla def. amiin sëñ Cissé. waaw du ñu def lu dul bàyyi la ak sa présidente rek nga waxtaan ak moom soxna Awa. waxal ak moom. waaw ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp di nuyu ñi nekk ci plateau bi. ñoo ngi lay delloo ziar. di nuyu soxna Awa suñu présidente di nuyu soxna Marème Ndaw. waaw ñoo ngi lay fay. waaw di leen ziare bu baax a baax. di kontaan ci émission bi. di nuyu tamit Pape Guissé bu baax a baax wax dëgg yàlla ñu ngi koy ziare bu baax a baax. kontaan nañu lool comme ni ko président de waxee rek Jolof Foundation moom maanaam du pour Jolof rek comme dañuy wax comme ni nga ko waxee sànq da nga ne ku jokku ne Jolof ngay booy dem da naan Jolof laa jëm. dëgg la. te dañoo jàpp ne li naan Jolof moom mooy dàtt bi banqaas yi mooy yeneen dëkk yi ci des. dëgg la. waaw ba tax na maanaam kon jàpp na ne fépp ci Sénégal rek fenn fu ne Jolof nekk na fa kon bépp lu ñuy def ci ndimbal rek war na fa mën a dem. waaw ba kenn ku nekk mën ci yëg sa bopp ba tax na bon ñi ngi ñaan képp koo xam ne kii Jolof nga rek bu doon suñ sago maanaam nga ñëw maanaam jege Jolof Foundation. te xam ne liñ ciy def lépp maanaam social liñ ci def yëpp maanaam Jolof lay delluwaat. dëgg la. bon parce que comme ni mu ko waxee sànq maa ngi déglu bon membre yi peut-être bëriwul mais nag xam nga li olof yi naan maanaam néew te barkeel moo gën bëri te barkeel. voilà. waaw ndaxte bi ñu dooree ba léegi yàggut 2015 comme ni mu ko waxee. mais li ñuy def ci social moom yaakaar naa ne association def na lu mot ay ati at te peut-être deful social bu ñu toll. dëgg la sëñ Cissé doguma la foofu nga toll sax fa la ñamoon. ndax dama ni ko association def na fi 10 ans wala 15 ans. te macha allah li nga ma limal ci 2 ans yi néew na ñu ko fi réaliser. mais yow en tant que trésorier comme ñëwuloo mais damay sàcc rek poser la benn question. yow tey jii soo doon orienté waat association yi maanaam. yow nooy def ba pousser leen pour ñu gën a jëm ci kanam. parce que li ngeen def exemple la bu ñëpp war a topp. waaw loolu man li ma ciy joxe rek mooy xam nga association moom li ñuy wax naan il faut pour mu mën a jëm ci kanam il faut ñëpp bokk nekk benn. am na solo. maanaam bokk bëgg-bëgg. kenn ku ne la nga yéene sa morom nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom. dëgg la. loolu dana baax association maanaam gën a jëm ci kanam. te it maanaam ay nit aussi tamit bu ñu nekkee ci maanaam di lépp loo xam ne lu dëgg sosul rek. maanaam mën naa bañ a yàgg. waaw lu dëgg sosul rek mën naa bañ a yàgg. maanaam nit bu ñu bokkee ak lu mu munta doon muy association ak lu mu munta doon. il faut ñuy waxante dëgg maanaam di yëkkatindoo di tegandoo. dëgg la. te it association tamit dafa am tamit lu koy doxal li koy doxal mooy ne. peut-être participation mu nga xam ne ñu ngi ko jëm muy cotisation yi nga xam ne mu bëri mu néew. maanaam muy teew toujours daf ciy baax parce que association boo ci bokkee da ngay waat di teg di teew. dëgg la. parce que loolu moo koy may doole parce que boo gisee comme li ma la wax sànq na la ne maanaam association bi maanaam li mu def ci ay li nga xam ne social la. loolu lépp liñ ci def peut-être am na ci loo xam ne lii maanaam am na feneen fu ñu jóge ñi mais pour ñu yóbbu ko Jolof il faut maanaam ñi am lu koy yóbbu parce que loxo kese du ko yóbbu. waaw surtout. waaw te la koy yóbbu tamit ci kees gi lañ ko mën a jëlee pour mën koo yóbbu. kon bu ñu amee xéwal gu ñu mel par exemple te fekk ñëw làmb kees gi fekkuñ ci dara loo xam ne lii mën naa yóbbu lool di ma xam nga jafe-jafe day am. dëgg la. moo tax damay wax toujours teew gi baax na mais cotiser di maanaam di teewal tamit daf cee baax.
mooy te association mën a dëgër waaye ci association laa bokk rek te it maanaam boo ñëwee teew wala léeg-léeg doo teew wala boo teew itam la la war muy maanaam condition yi nga xam ne moom nga remplir ci association bi yow yi nga doo ko mën a remplir xam nga tamit day néewal doole association. effectivement association yu bari sax loolu moo leen jëmal suuf wax dëgg yàlla li ngay wax nii. waaw problème cotisation daf koy néewal doole parce que xam nga moom. dëgg la bon peut-être liñ lay comme ni wax 60 euros xam nga weer bëri na bëriwul. mais tamit lu maanaam tuuti te néew moo gën mejj foo ko ñeente daal. dëgg la. waaw ba tax na daal maa ngi lancé appel képp koo xam ne kii Jolof nga. maanaam bu doon sama sago maanaam nga ñëw. maanaam rejoindre maanaam Jolof Foundation parce que liñ ci defee am na solo waaw léegi yow bala ma lay bàyyi. nekkoo ci plateau bi mais dama lay laaj. tey jii benn question rek benn question. boo xamante ni soo ko doon posé sa présidente loo koy posé benn question boo xam da nga ci soxla rek mu tontu la ci brièvement rek bala ñu lay bàyyi. waa li question bi ma koy posé de xanaa rek maanaam moom. maanaam ban lan la xalaat loo xam li maanaam buñ ko defee wala buñ ko jëfee dina tax membre yi gën a maanaam daw si wut si Jolof Foundation. soxna Awa kon tontu ko gaa balaa ñu koy ba. loolu de xanaa di jéem a contacter ak ñoom rek ak comme sànq li soxna Marème Ndaw wax comme dëkk bu ci nekk am nañ fa ku ñu fa nekkal ñu jéem di jege ñooñu di déggante ak ñooñu solution boobu daal laa xam ne xanaa suñ ko defee dinañu ñu ci bari daal ñu xamutoon dinañ bokk. waaw loolu xalaat la mais tamit Pape dama lay ñaar rek ma lancer waat beneen appel. parce que li may wax maanaam te bëgg nit ñi xam ko mooy que ne Jolof Foundation maanaam social la maanaam. du waaw soo mënee yokk kàddu gi tuuti rek dafa mel na nga xaw a sori tuuti. waaw dama ne. appel bi may lancé dama bëgg membre yi ñi nekk ci biir Jolof Foundation ak ñi nga xam ne dugguñu. te pare seen xel nekk ci dugg li may lancé mooy que ne Jolof Foundation est apolitique. très bien. waaw lu laa bëgg mu leer ci bopp ñu ne. parce que kenn ku nekk mu doon membre bi nga xam ne mi ngi ci biir Jolof kenn ku ne am nga foofa. mais ñun li ñuy def maanaam social la. waaw am na solo dañoo réeree mbir yaakaar ne maanaam. Jolof Foundation maanaam day politique. te lu lépp xëy na li ko waral bon comme que suñ monsieur le maire day politique. te it ñëw na fi ay ñaari yoon yoo xam ne Jolof Foundation moo ko yëkkati. te li taxan tamit présence am mooy que ne dañ ko invité woon en tant que maire de Linguère mais en tant que du nekkul en tant que Ali APR. waaw. en tant que maire de Linguère parce que lépp looy def loo xam ne social lu jëm ci commune bala ngay wax kenn maire ba ngay njëkk a waxal. jërëjëf sëñ Cissé sant nañ bu baax. waaw jërëjëf kon maa ngi ziare ñëpp pour bañ a. waaw alhamdulilah xanaa di laaj sa présidente rek moom tam lu mu lay wax ndax sa commissaire au compte mi ngi ñëw di la contrôler am yeeg. waaw jërëjëf sama trésorier moom kontaan naa ci moom loolu wax dëgg moom. alhamdulilah. kon bég naa ci moom ndax mi ngi def liggéeyam ni mu waree wax dëgg moom. kontaan naa trop jërëjëf kon ñu def noonu bon maa ngi. jërëjëf mbokk yi di leen fàttali rek ngeen def ni auditeur boobu muy Cissé le trésorier général de Jolof Foundation Italie moo génn léegi ñu di ko remercier bu baax a baax franchement. soxna Awa fi ñu yemoon dama la doon wax ni la maanaam dañu toll ci wàll bu anam boo xam ne technologie dafa dox. ma leen laaj yéen ndax seen association bi dugg na ci loolu maanaam ay Facebook ak. waaw ñu ngi may signaler ni am na beneen appel buy ñëw. ñu jël kooku. allo waaw salaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. waaw dama bëgg a dugg de dama bëgg a dugg si waaw. waaw kooku noo tudd ak fooy wootee. man la Pape Kende. Pape Kende. asalaamaaleykum. waaleykum salaam Pape Kende bu fekkee da nga jege télé da ngay sori télé bi nga déglu ñu rek bañ a déglu. télé bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi tudd Pape Kende. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu sëñ Kende kooku suñu papa la dafa mel ni suñu papa la de. waaw dëkk Konariano di sëriñu Soxna Maram Ndaw. waa sëñ bi dafa mel ni soxna see tax nga woote de kon. de soxna taxul ma woote dama kontaan moo tax ma woote. alhamdulilah.
ndax man yàlla dafa dogal man duma jolof mais damay sëy ci jolof yi. dëgg la. mën naa ne tamit sympathisant la ci seen association bi. assisté naa tamit ci seen forum bi ñu xam ne organisé woon nañ ko. ba bërki démb ma ciy waxtaan ak soxna si ñuy waxtaan ci affaire Jolof Fondation. mais damay profité wu ci occasion bi rek di woote pour féliciter leen gën leen a encourager. parce que bon vraiment Italie yaatu na mais association bu mel ni seen bos bi def ay action vraiment bare bu fi quoi. ma di leen woo doon leen woo rek doon leen ci encourager. te di leen xamal ni bon benn ndànk-ndànk rek àdduna moom da ngay dem ndànk-ndànk pour nga mën ci génn parce que yàlla ci boppam moom jamonoom moom àdduna bi te bi mu koy sos sax sos ko ci benn fan donc loo gis rek da ngay def ndànk-ndànk pour nga mën a àgg fa nga jëm donc maa ngi leen di encourager bu baax di encourager soxna nu ko ci Awa Ndiaye di encourager Maram Ndaw di encourager aussi ñoom Ndiaye ak ñoom Cissé ak benn waay bu nekk fii nga xam ne moom tamit gis naa ni bon vraiment mi du ménager benn effort ci leen jàppale ñu koy wax Samba Ngiraar ak soxnaam Ami Ndiaye vraiment maa ngi gis ñuy jàpp ci Jolof Fondation bu baax may profité wu ci occasion boobu di leen félicité te di wax ni vraiment noonu la àdduna moom da ngay jàpp rek bon te bàyyi quoi te comme li soxna si wax tamit immigration bon da ngay xam ni yàgg da ngay ñibbi te vraiment fii ñoom li ñuy góorgóorlu di jëm a jàppale waa Sénégal loolu tamit lu am solo la quoi di jëm ci gën a góorgóorlu bon dégg naa tamit auditeur bi gën a léegi muy wax ci waxu naan Jolof Fondation du politique d'accord mais politique bonul mais lii du affaire politique ku nekk mën nga ñëw bokk ci benn parti mais du tere néanmoins nga ñëw bokk ci Jolof Fondation ñu jàpp ci bu baax a baax a baax bon dégg naa tamit mu posé benn question soxna si nga xam ne mooy présidente bi ko xamal ko ni ko léegi dama bëggoon nga wax ma ki ban action nga mën a def pour nit ñi gën a participer affaire yi mel noonu effectivement li muy wax dëgg la soññ ak communication mais man gis naa beneen boo xam ne tamit boobu xañ na bu fekkee ni yàlla defoon na ñu xaw koo mën dina xaw a métti nag mais buñ ko defoon xañ na dinañ dem ba ñëpp dinañ bokk mooy lan ñu mën di def ay tournée xool période bu favorable bu fekkee été la wala hiver ñuy def ay tournée tournée maanaam tournée boobu yow ban façon tournée allo waaw ñu ngi lay dugg ma ni ban façon tournée nga bëgg ñoom ñu di ko def bon c'est-à-dire ñu jógee par exemple tey bu ñu ciblé fu mel ni Napoli ñu xam ne ni foofu am nañ fa ay jolof-jolof ñu ciblé fa kenn wala ñaar koo xam ne day passé information bi madame kii nga xam ne solo dem Napoli toog ak ñooñu waxtaan ak ñoom créé foofu benn sous-section jógewaat foofu dem par exemple fu mel ni Pescara wala ñu xool ñoo xam ni dëkk yi jege dinañ mën a ànd ensemble ñu boole leen defal leen ay sous-section léegi nag bu ñu jógee ci loolu nag ñu formé waat ay foofu sous-section yooyu formé waat ay structure ñu jóge waat foofu dem fu mel ni France jóge fu dem fu mel ni Belgique dem fu mel ni feneen mën nañu dem ci sama xalaat ba nga xam ni xaj na Jolof Fondation yi gën a dem ci kanam quoi. waaw jërëjëf sëñ Pape bala ma lay am naa question bu la bëgg a posé. waaw. waaye bala ma la koy posé dama lay bàyyi nga wax ak soxna si. waaw. ba pare ma doog la koy posé soxna si kon ñu bàyyi la nga wax ak sëñ bi. waaw Pape kooku moom sama sëriñ la. dégguma la bu baax dégguma ko nag suba ba ngoon jot na ak sama njaboot gi mu ci moom mii la. parce que tey fii ma toog nii tey su ci àndutoon nit du ma fi toog. fu lu ma bokk fii rek tey bu ci àndutoon nit du ma. waaw da nga am problème retour xam naa. waaw dama am problème retour waaw. yow maa ngi lay dégg mais moom dégguma ko bu baax. waaw. waaw ma ne kii moom sama sëriñ la te wax dëgg yàlla lépp lu ma man tey rek ak sama njaboot gi bee boo nag ma gërëmee ko te sant ko ko. ndax tey bu ñu ñëwee ci réew mi tey jii ba ma man di bokk ci dara wala ma di ci yëngu ci moom la ndax tey li may doon doomu Jolof association bi am fi moom mooy sama kilifa su ma bëggoon a bokk tamit mu ne ma doo bokk damay bàyyi dama ciy génn. alhamdulilah kon nag dama koy sant rek di ko gërëm di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wér. amiin dund ba ñu fekkee njëriñu njaboot gi yëpp. amiin amiin te yàlla defal ko waajur yi fi nekk yëpp parents yi fi nekk yëpp. jërëjëf gor su nekk gor nga te li ñuy wax lu yëngu lu am na lu ko yëngal
lii mooy li war dafa toog borom këram moo woote mu sant ko gërëm ko àdduna bépp di ko dégg kon du lu woyof waaye papa dama am lu ma lay laaj. waaw. émission bi dafa nekk émission boo xam mi ngi doog a juddu tey ma tuddee ko diisoo. waaw. tey jii boo ñu ci doon jox ay xalaat ak orientation loo ñuy digal. ak nu ñu war a comporter woo ñun. ci association. déedéet ci émission bi dafa nekk émission bu bees. waaw. tudd diisoo. directeur bi dénk ma ko ma war ko di ko présenter. waaw. léegi li tax ma lay poser question bi xam nga nit ki foo nekk dafa da ngay il faut nga nangu ay critique nangu ñu lay critiquer pour nga améliorer li ngay def. moo tax ma ni pour ñiy déglu ñëpp ku ci bëgg a critiquer tu m'appelles critique loo bëgg a dindi ci man ñu wax ko parce que lépp mooy pour njariñu télévision bi la. xëy na man mi toog fii dama fi toog nii rek mais am na ñeneen ñu ma ko dàq foofu. moo tax ma ni la yow ban suggestion nga ñuy jox ngir suñu émission dañu parce que dañu bëgg nag télé bi ñoom jiileeg ñoom ñëpp maa ngi leen koy wax dama ñëw pour def ak ñoom concurrence de dama bëgg mu nekk émission phare numéro 1. waaw léegi yow loo may digal ci diisoo. waaw jërëjëf Pape question bi ma posé nii vraiment dafa mel ni da nga lokkat ci sama laajte sànq bi ma toogee ci saal bi di ko seetaan ak sama waa kër yi. dama leen a wax ni le directeur xaw ma bon parce que man comprendre wu ma parce que dama ñëw rek ñu wax ma ni c'est A2I xuma 2I moo nekk actuellement Konal. waaw Omar Ndiaye mooy directeur bi. moo fi nekk moo jiite ci télé bi. bon Omar nag dafa nekk koo xam ni dama ko yàgg. yow aussi ma xam la vraiment te xaw ma la tamit ci dara lu taaxaan wala lu bon. moo tax sànq bi ma toogee ak xale yi ñuy waxtaan ni dama leen wax ni. waaye kii de xaw ma kan moo ko choisir mais il a bien choisi. parce que nit ki nga xam ni dafa nekk ci biir nit adduna ci boppam nit bu nekk da nga am jikko nit bu nekk da nga am comportement mais vraiment yow comportement yi ma gis ci yow bon mën nga diriger sax leneen lu dul émission bi parce que bon am nga culture te vraiment am nga yar am nga teggin te xam naa ni am nga connaissance ci lu bare macha allah. macha allah donc émission bi xam naa ni yow mën nga ko diriger. jërëjëf li nga xam ne aussi dama koy lancer pour tout un chacun mu nekk cadre général parce que yow xam naa la ci yar xam naa la ci teggin mais damay wax adduna ci boppam nit ki lu mu amul te amul yar rek amul dara. même boo dee dem armée sax buñ lay jàngal li ñu lay jàngal mooy dañ lay jàngal les bases de la discipline. léegi les bases ci biir art mooy discipline moo yor lépp loolu ci adduna donc discipline bu lalee tere lal sa émission boobu pour incha allah day dem ci kanam. jërëjëf merci beaucoup papa ñu bàyyi la parce que ñi ci ligne bi bari nañu. koo xam ni da ngay tëdd njaaxaanaay nit comme ni ñu ko waxee sànq. après bi nga def association yi. te boole association yëpp boole leen ñu nekk benn. dëgg la je crois que boo defee loolu rek ñu émission bi dina dem ci kanam. merci beaucoup père merci beaucoup jërëjëf yàlla na yàlla fay kontaan nañ trop ci conseil maa ngi leen di sant nag bu baax di leen gërëm. di ñaanal Omar parce que Omar c'est un gars boo xam ni fii lañ xamante mais dama xam ci moom mu nekk nit ku correct. yow aussi ma xam la nga nekk nit ku correct nit ku baax. te man bon vraiment bi ma nekkee fii ma gis télé bu télé bi ñëw damaa cee fier dama cee kontaan ma leen di ñaanal nag yal na leen yàlla jàppale. amiin ba télé bi gën a jëm ci kanam ngeen dem ba vraiment mu installé wu dans toute l'Europe incha allah. wala tous les pays de l'immigration. jërëjëf papa ñu ngi lay sant di la gërëm ci woote bi. di fàttali mbokki téléspectateurs yi rek yéen a ngi toujours sur A2I TV la télévision des immigrés et pour les immigrés lépp lu jëm ci wàllu immigration moo xam information ak lu mënti doon xew-xew yi fii xew lépp A2I est à votre disposition. Contactez le directeur général monsieur Omar Ndiaye c'est un gars très disponible et A2I TV def fi nekk pour jëmale ñëpp ci kanam. mais bon li ñu ñëwaat rek ci suñu waxtaan di sant ndeysaan di gis nga auditeurs yi ñu ngi wootee fu nekk te xam naa ni ñi ci gannaaw sax ñoo ëpp parce que li ñu wax rek Jolof moo bindoon loolu te yow mi koy jiite itam macha allah nga nekk woyof ku dal ku mën a jiite macha allah ren ñu lay ñaanal rek parce que li ñu dese ci temps bareetul il nous reste presque une dizaine de minutes boo doon conclure maanaam ngay ñaaxaat sa bopp tey jii ci ban domaine nga xamante ni yow
bëgg nga boo ci taxawee comme li Cissé bi génn wax sànq rek boo ci taxawee Jolof Foundation jëm ci kanam. xanaa comme li Cissé wax ak li Pape kenn wax léegi rek ñu jéem a jege Jolof fi jéem a comme ni mu wax tim baax na nga xamante ne dañuy dem ci dëkk yi nga xamante ne comme tey bu ñu demee tey ba ëllëgee Milan dem beneen dëkk li mu wax tim baax na pour gën a jege Jolof gën leen a woo daal. gën a kii Jolof fi daal gën leen a woo pour gën ñu gën a dugg si association bi ñoo xamante ne ñun Jolof rek moo ñu tax a jóg. waaw ñii am nañ keneen ku nekk ci ligne bi ñu continuer. waaw nga xam ne kon xam naa dem na. association bi li ko tax a jóg mooy Jolof rek di ci woo ñëpp daal. di woo ñëpp daal pour ñu dikk. waaw ñun moom incha allah luñ ci mën a def pour association bi jëm kanam tim lu ñu ci waaye xelal lu ñu ci wax tim ñun incha allah dinañ ko def. bu fekkee déplacé wu ñun dinañ jóg déplacé wu fekk ku ñu wootim kuy doomi Jolof foo ñu woo foo ne ñun incha allah dinañ déplacé wu fekk la fa pour daal lépp daal li gën a yaatal association Jolof Foundation rek. waaw ñun daal disponible nañ daal ci lépp daal. mais ki ngeen wax nii moo ko présenté moo ko créé muy Grand Leyti. Grand Leyti. ndax mas ngeen ko invité fii Italie mu ñëw xool ni ngeen di dundee yéen. waaw Grand Leyti nag forum bi invité woon nañ ko waroon naa ñëw sax daggoon na béeg yëpp ba ñëw waaye dafa amoon problème mu passeport am mu xam nga moom passeport États-Unis la yor. léegi passeport am moo jeexoon léegi te xam nga rek fukki ndekete xoolu ko woon ba mu dagg na bee ba pare ba waroon a ànd ak ñoom monsieur le maire. fekk passeport am jeex looloo tax daal ñëwul mais moom toujours damay dégganteeg moom damay waxanteeg moom diisoog moom su ma demee Sénégal sama yoon wi Sénégal rek def nañ fa benn réunion boo xamante ni këram dafa woo moom tim waa Jolof Foundation bi nekk Sénégal yépp ñu yendu këram wax dëgg damay diisoog moom daal di déggoog moom toujours tim dañuy déggante. mbokk yi dama leen di fàttali rek ni yéen a ngi fii am seen jiitu Jolof Foundation Italie muy soxna Awa Ndiaye ànd ak soxna Mariam Ndaw di woo rek association yi. bu ñu jegee Jolof Foundation parce que li ñuy wax jëlee un maire de la ville Sénégal ba Europe mu ñëw assister li ngay def lu am solo la man mii j'étais présent yéex naa fa ñëw parce que dama liggéey woon mais keroog bi ma dégloo mu wax xam naa ne kii li mu leen indil am na njëriñ may ñaan rek association bi nekk yëpp rek ubbil na leen plateau bi mi ngi nii même koo xamante ni man aw ma sa numéro oowuma la soo ma woowee wala nga woo Umar ne leen concordare pour ñëw lépp lañ fi waxtaanee diisoo loolu moo ko tax a jóg waxtaan ak immigré yi orienté leen pour lu ñu jëmale ca kanam soxna Mariam man su may ñëwaat ci yow damay lay laaj immigration da nga ko wax sànq dafa am limite tax yéen a ngi xalaat retour doomi réew mi ñi fi ne ndax yéen a ngi ciy am lu ngeen ciy waxtaanee wala di ci gëstu pour nu ngeen di def ba nga ëllëg maanaam bu ñuy demee ñi nga xam ne dem nañ ba nekk mag. bu ñu demee Sénégal am nañ ci luñ jàpp. moom am na lu ma junj sànq mais loolu projet la boo xam ñëwagul ndax projet la bu ngeen di kii. ndax tam am yeneen ni feem yoo xamante ni yéen a ngi ci di ci waxtaan wala lu ngeen war a digal nañu ñun kat bu ñu defee nii mën a waajal suñu ñibbi. ëllëg bu ngeen demee am ci lu ngeen jàpp. waaw loolu Pape ñoo ngi ci. parce que am na luñ ci jotoon nag waxtaan ak Ali bi mu fi ñëwee. ndax bi mu fi ñëwee. man jëloon naa fi parole waxanteeg moom ci problème mu xale yi nekk daara parce que Jolof dafa yaatu. dëgg la dafa bari ay dëkk yu ndawaan. pour mu jàppale leen ñu def ay formation pour ñu mën a am liggéey. xam nga loolu tamit lu am solo la. dëgg la loolu boo ko defee tey bu ñu ko defee tey yeneen association def ko yeneen ak def ko. defe naa ne dëkk yu bari tey chômage ba dina wàññeeku. dëgg la ndax xale yi di dugg ci gaal yi di ñëw fii lu ko waral mooy ñàkk liggéey. ñu ci bari ñàkk ci lu ñuy yëngu moo ko waral léegi nag bu ñu demee ba former leen ba defal leen formation parce que ñun dañu am habitude boo xam ne nii suñuy xale dañoo nangu wut métier. te métier dafa am solo. am na solo métier moo la mën a dimbale ci lu bari. même fii sax ñuy ñëw di immigré soo fi ñëwee te amoo métier. da ngay sonn. dëgg la waaw métier dafa am solo léegi nag bu ñu defee noonu association yi formé wu yëpp fu mu ci mën ci doon. comme waa Colom Fall yi ñoom it maa ngi leen di nuyu sama mbokki Colom yi parce que ñoom it ñu ngi def lu am solo ci association bi. ñoom ñëpp dinañ ñëw fii. waaw parce que fii moom diisoo loolu rek a tax. ñi ngi def lu am solo nag ci li ma yëg. ku mel ne soxna jeetaal it moom it ñu ngi koy sant. day ñëw parce que moom it waaw mi ngi noonu ak ñeneen ñoo xamante ni. ñu leen soxna jeetaal ñu mu ngi leen ngoog di joolaa yeeg ñëpp mu ngoog joolaa yi bàyyiwuñu kenn tukulóor mu ngi yi noonu radi ci del futuro mu ngi noonu bàyyiwuñu kenn waaw association yëpp bu ma limee damay juum dëgg la mais fii daal jàppaleen ni diisoo
sans frontière la. waaw dañ fiy ñëw ngir waxtaan. sottante xalaat. waaw parce que ñun ñi nga xam ne ni ñoo jot a génn nekk fii ñoo war a mën a jàppale tamit Sénégal ñoo leen war a mën a jàppale ci lu bari moo tax nag fii bu ñu fi nekkee rek képp ku ñu woo rek pour jàppalante rek nañ ñu wuy si. parce que li ñuy def pour ñun ñëpp la. dëgg la du pour kenn kese. dëgg la ñun ñëpp a ko moom. dëgg la waaw waaw vraiment mbokk yi wax dëgg yàlla yéen a ngi toujours en direct ci la chaîne leader je peux l'appeler ainsi hein. waaw parce que moo fi nekk au top dañu ñaan yàlla mu dem ba ñu am ci ay chaîne am na A2I religion A2I sport yooyu yëpp mi ngi ñëw yeneen chaîne ñi ngi ci ginnaaw di leen fàttali rek ni ñun Afrique lii la ñu soxla ñun Sénégal lii la ñu soxla ànd booloo kenn ku ci nekk boo fekkee sa morom def lu baax da nga koy saluer fii ñu toog nag tooguñu fi parce que dañu gën a xam ñëpp nous ne sommes pas des journalistes nous n'avons pas fait la formation de journalisme peut-être dafa am benn choix bu ñu def ci ñun rek moo tax ñu teg ñu ci plateau bi ñu diriger mais il y a d'autres personnes yoo xamante ni ñi ngi toog di ñu seetaan qui connaissent mieux que nous donc luñ fi wax ci juum ci ñu ngi ciy jégalu du suñu coobare xëy na benn fugg tam mën nañu pousser ñu wax loo xamante ne waruñu ko wax mais de grâce comme ni ma ko waxee auditeur bi génn nous vous tendons la main nous vous prêtons oreille bu fekkente ni duñu juum woo leen ñu ngeen gàgganti ñu su fekkente ni da ngeen bëgg aussi ñu améliorer li ñuy def jox leen ñu seeni conseils nous sommes prêts à accepter tous les critiques yëpp lu ngeen ñu wax ñu jël lu ngeen ñu wax ñu gën parce que nit ki il faut ñu critiquer la pour nga mën a analyser sa bopp def dispatching xam bu baax fi nga jógee ak fi nga jëm te lépp rek ñu di ko fàttali le plateau de Diso est apolitique nous ne parlons pas de politique ñi ñu fiy invité aussi ñëw ñu fi ngir politique am na beneen émission politique boo xamante ni ki koy diriger mooy Malick Sakho ku ci bëgg wax ci wàllu politique nga contacter ko moom dina wax ak yow ci loolu ñun daal fii dañ fi nekk ngir immigré yi waxtaan ak ñoom orienté leen génne leen ci jafe-jafe yi ñu ne parce que bari na lu ñu war a waxtaanee problème mu këyit yaa ngi fii nit ñi fi toog amatuñu liggéey ñi ngi fi ñu dugg ci gaal yi ñëw ñi ngi fi lépp ñi ngi fii te loolu xam naa ni Jolof Foundation waxu ko mais xam naa ne mi ngi ci jéego yooyu ñiy dugg ci gaal gi di ñëw yéen ban yëg-yëg ngeen ci am parce que ñun ñëpp ay yaay lañu ay mag lañu ay bàjjan lañu ban sentiment nga ci am. loolu la comme naa delloo kàddu gi soxna Marème comme mooy bàjjanu gox. comme mooy waaw comme mooy yaay moom. ma ne ko comme mooy bàjjanu gox waaw naa ko delloo ci kii bi. lii soxna Awa wax daf la ko delloo. te lii lu ma neex la. ndax yéen a bokk association bi ngeen nekk. mais dama gis ni fu mu waxee rek moom mooy présidente bu ko neexoon mën na ngànk waxal boppam lépp. mais loo wax rek boo waxee benn ñëw jox la ne la waxal. lii mooy démocratie. dëgg la association yi fi nekk yëpp dama bëgg ñu roy ci lii jataay bii dafa neex. parce que ñaar ñu bokk benn plateau kenn xëccoowul. da ngay invité yi parfois nit nga ñëw wax mais da ngay gis kee buy wax sax kële dog ko. pour bëgg ne ko man maay wax. mais gis naa ni seen détail bi macha allah. yàlla na jëm ca kanam. amiin amiin ñi ngeen boot ñëpp yàlla nañu ànd jëm ca kanam. amiin amiin gis yow looy xalaat ci loolu. waaw situation actuelle immigration. waaw ma tontu la ci li nga wax noonu ci soxna Awa suñu présidente moom dafa nekk présidente boo xam ne xëccuwul dara. te loolu mooy njiit. gis nga njiit soo bëggee li nga jiite dem. bul xëccu njiit yàlla moo koy def ci nit yàlla mooy jiite loo nit mais boo bëggee wane ne yow jiitu nga rek bëgg a xëccu lu ne nga bëgg ko accaparer nit ñi dañ lay bàyyi ak moom. dëgg la te kenn rek mënul dara soo yoree mbooloo nii muy doxale mooy tax sa mbooloo mën a kii sa gën la dooleel daal. dëgg la mooy tax sa mbooloo gën la dooleel kon nag yal na yàlla dolli jàmmam moom maa ngi koy ñaanal moom it li mu yor nii yal na ko suñu borom kàttanam. dëgg amiin problème mu gaal yi Pape. xale yi dañu sonn dafa métti parce que tey xale boo gis boo waxee rek mu ne dama bëgg a tekki dama bëgg a dimbale sama yaay. léegi nag ñun dëgg la dëkk bi neexatul ku ne xam na ne immigration neexatul ba ñu mën a jàppale Afrique ni ñu leen war a mën a jàppale mais daal man li may wax suñu mbokk yor association yi kenn ku ci nekk loo sumb rek na nga ci boole social bi daal bu ñu ko jàppee muy dem Sénégal nii yaakaar naa ne lu bari dina wàññeeku. waaw lu bari dina wàññeeku foofu. parce que du question ne xaalis lañ leen di jox ay matériels yi ñu leen yóbbu dafa am solo. dëgg la ndax hôpital yi ne ñu ngi dañuy kaas naan hôpital yi Sénégal yi amuñu dara parce que amuñu matériel. même bu ñu amee xam-xam amuñu matériel. tey nag bu fekkee ne ni kenn ku ci nekk li nga yor yaa ngi ci jéngu. boo amee benn ambulance yóbbu. boo amee benn lal yóbbu. dara jaru xel
ñun daal tàllal nañu suñu loxo ñëpp ñun suñu fondation lépp lu doomu aadama am pour bëgguñu ko jox boo ñu ko joxee boo ko indee ñu yóbbu ko. dëgg la waaw dëgg la lu ñu nit indil fii muy lu jëm ci taalibe yi li jëm ci ñi amul doole yi lu muy lekk muy yére muy lal muy lépp lu mënti doon rek su ñëwee rek ñun taxaw nañu pour jël ko suñu jël dugal ko ci conteneur yóbbu ko. jërëjëf yaay émission bi jeex na léegi du ñu def lu dul dem ci soxna Awa mu tàggatoo mbokk yi looy tàggatoo soxna Awa. waaw Pape xanaa kontaan rek di la gërëm bu baax wax dëgg di la sant parce que kontaan nañ nag dalal bi nga ñu dalal waaw ñoo ngi ciy kontaan bu baax wax dëgg di la remercier tim kontaan nañu trop waaye nag maa ngi sant tim sama borom kër bi waaw maa ngi koy sant bu baax ma nga nee ci biir ñu ñaar a ànd waaw moo ma jàppale ndaxte tim su ma waxoon ne tim ba ma indee Italie tim na ma yemal fii kon tey gi duma ñëw bay jiite ay kon damay toog sama kër gi duma jiite ay association waaye nag moo ma jàppale na ma ci lu bari daal ci association bi wax dëgg maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm maa ngi sant tim waa Jolof Foundation yépp daal wax dëgg maa ngi leen sant bàyyiwuma kenn maa ngi leen di sant soxna Marème Ndaw mii tim ndax saa yu ma ko woowee na ko nañ dem dañ maa woo kat wala dañ maa invité fenn day daal di dama ñëwal waaw damay daal di na ma man kay sa pare naa wax dëgg te loolu tim mag la bu doon keneen la tim mën na ko cee bañ a fekk waaw wax dëgg maa ngi ko ciy sant bu baax tim di sant ñëpp daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw Pape yow tim maa ngi lay sant bu baax di remercier ñëpp waa jërë ngeen jëf soxna Marème looy tàggatoo. waaw Pape di santaat yàlla rek tey sant nag ñi ñu seq ak plateau bi muy yow di soxna Awa di sant tamit ñi ñu yàlla booleeg ñu nekkandoo ci association ci fondation bi ñu ngi leen di sant ñëpp bàyyiwuñu kenn di góor di jigéen parce que woote ñu wuy si la rek doy na sant yàlla te heure bu ñu wootee réunion lu mu sori lu mu guddi kenn ku nekk di nga jóg góor bu dee góor ñi dinañ taal seen oto def ci seeni soxna indi bu dee jigéen ñi dinañ ub seeni kër ñëw kon loolu moom doy na sant yàlla kon ñoo ngi sant ñëpp di leen ñaanal yàlla lii ñu sum yal nañu suñu borom dooleel kàttanal ñu ba ñu mën koo eggale ci niñ ko bëggee di sant tamit sëñ ji li muy toog kooku moom ñun dañ koy ñaanal yàlla amuñu sax cantam dañ koy ñaanal yàlla may ko kàttan gën koo dooleel may ko fan bu gudd ak wér ndax wax dëgg yàlla am sonn na ci yëf yi man dama jëlale rek jàpp gi mu jàppe Awa waaye association bi rek fondation bi daf cee sonn kon nag yal na yàlla gën koo may kàttan ak wér di sant Omar moom it di ko ñaanal yàlla telem bi fu mu bëgg mu yegg fa yàlla na ko suñu borom eggaleen ci bàkki Seydina Mohamed ñoo ngi sant ñëpp jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan di leen fàttali rek Jolof Foundation ku leen bëgg a contacter gis ngeen sànq brandir nañ seen carte de membre yi am nañ ko mën nga woo soxna Awa Ndiaye fii mu nekk numéro nekk 389 79 03 180 ma répété ko 389 79 03 180 wala nga woo Asmalik Ndiaye ci 324 585 75 32 ma répété ko 324 Asmalik 585 75 32 mbokk yi yéen ñi doon seetaan ci seen émission diisoo àgg nañ ci cëppaandaw ga waaw xanaa numéro téléphone bi nga waxaat ko répété waat ko muy numéro bii nii ci suuf mu ngi nii di feeñ mooy numéro soxna Awa Ndiaye moom ngeen di seen noonu ci seen càmmoñ képp ku soxla association Jolof Foundation noo ciy bokkeek boo amee loo leen war a jox ak tàllal nañ loxo ñëpp parce que ñoom ni ñuy doxee association yi yëpp yi yëngu ci wàllu social nii lañu war a doxee ndax association bu juddu macha allah amaguloo ñetti at réaliser fi li nga fi réaliser jafe na mbokk yi ak xarit yi ñu doon seetaan seen xarit seen frère Pape Samba Guissé ci première émission diisoo amoon ci ganam yi mooy ñëw di leen tàggu di leen jox rendez-vous ba beneen yoon ci seen chaîne la A2I TV à dimanche incha allah jërë ngeen jëf.